voilà asalaamaaleykum mbokk Yoff asalaamaaleykum Cheikh internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte ak contentement encore une fois tey ñu daje at ak yéen tey ndekk ñu ngi suñu 4e jour bi nga xamante ne mooy suñu campagne pour les élections législatives ñu ànd ak suñu candidat muy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ñu xam ko bu baax mu bokk ci coalition bu ñuy wax coalition Benno Bokk Yaakaar nekkaar son excellence monsieur Macky Sall tey ndekk muy 4e jour kon ni ma ko waxee léegi ñu war ko tàmbali tey jii di xaar ki nga xamante ne aussi mooy le coordonnateur départemental monsieur Alioune Ndoye ministre de la pêche moom aussi tey mu war a ñëw Yoff ñu war a ànd ak moom liggéey bu am solo ànd ak coordonnateur bi nga xamante ne mooy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr jiite coalition bi fii ci Yoff ak ñi mu àndal ñëpp nekk ci gannaawam donc actuellement ni li ñuy xaar mooy l'arrivée du coordonnateur départemental monsieur Alioune Ndoye bu ñëwee rek ñu daal di ànd ak moom dugg ci biir dëkk bi wan ko ne ko waa Yoff fa ñu nekkoon ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ba tey ñu nga fa ñu nekkoon bàyyiwuñu ko benn yoon donc tey ñu fàttali mooy suñu 4e jour incha allah léegi liggéey bi dafay tàmbali toujours rek di ngeen am li nga xamante ne ni mooy liggéey bi soit di ngeen gis DJ Laye soit di ngeen gis mon frère Ibrahima Silla ñu ñëw waxtaan ak yéen ci liggéey bi ñuy amal fii waaye dara balaa may tardé dara damay am ku ma introduire léegi mu ñëw ñu daal di waxtaan mu jógee ba Terme Nord ma war a waxtaan ak moom léegi le plus rapidement laaj ko Terme Nord actuellement liggéey bi nu mu fa demee ñoom fu ñu toll donc dama koy woo mu ñëw daal di koy introduire ñu war a waxtaan lu am solo sama sëriñ nuyu naa la maa ngi naka waa Terme Nord ñoo ngi ci jàmm. ñu bëggoon xam rek actuellement élection yi ñu dënmal muy élection législative yéen waa Terme Nord fu ngeen ci toll ak ñu ngi koy waajee. waaw ñu ngi ciy liggéey bu mucc ayib parce que mën naa ne 20 jours ñu ngi dugg ci kër yi di porte à porte di waxtaan ak nit ñi quoi. parce que élection yi xam nañ élection bu am envergure bu mag a mag la surtout ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi bu gisee ku mel ne Abdoulaye Diouf Sarr nekk 4e ci liste bi loolu rek war na tax ku nekk war a reyante pour jàppale ko pour jox ko ndam lu rëy rëy bu gisee tey ji ni ñu tasaaroo woon léegi ñëpp nekk nañ benn unir suñu force parce que yi ku mel ne ay ñoom Birame Ngingue ay ñoom Moustapha Tall ñëpp ñëw nañ nekk ci ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr pour jàppale ko pour mu am ndam bu mucc ayib le 31 bi gën a Yoff dëgg wiiw parce que gis nga boo xoolee lu fi Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le maire monsieur le maire monsieur le ministre bu fi nekkee lu mu fi def ci waa Yoff gis nañ ko ci stade bi gis nañ ko ci jardin yi xam nga gis nañ ko ci bari yoo xam ne actes yoo xam ne posé na ko fii ci Yoff loolu rek day na waa Yoff jàppale ko xam nga jox ko ndam lu rëy a rëy damay ñaan waa commune bi ñëpp ñu nekk benn xam ne ñun suñu doom lañ tabb 4e ci liste bi te loolu yombut xam nga parce que boo xoolee moom il est le seul koo xamante ni moo nekk ci liste bi kon nag suñu doom bi nga xeex nañ ko jàppale dooleel ko mu dëgg wéew ku nekk gis ne lu mu liggéey fii ci commune bi lu commencé Terme Nord Yoff fu ne commune bi yëpp fu ne loxoom dugg na fa kon nag chance bi bu mu ñu rëcc nañ boole suñuy force jàppale ko parce que 4e liste bi yombul kat ça veut dire que président am na fu mu ko teg te bu nga ko joxee dina jël gaal gi yóbbu ko fu gën a kawee waaw kon nag nañ boole force yi jàppale suñu doom Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi remercier waa Terme Nord yëpp ci kaw ba ci suuf avec tous les responsables wasalaam. voilà merci beaucoup mon ami voilà moom mu ngi jógee ba Terme Nord dégg ngeen témoignage bi mu def am na solo donc li ñuy def rek mooy da li ñuy bàyyi ngeen suivre ñu dem tàmbali liggéey bi tey ngeen xool comment ça va se passer nu muy demee tey ñu ngi béggee ñëpp merci beaucoup. tey nag ñu jëm ci ay échéances yoo xamante ne dañoo am solo lool échéances yoo xamante ne mooy les législatives de 2022 fii nag ci Yoff ñu am ci lu mucc ayib ndax nag ki nga xamante ne moom le président jiital muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr fexe na ba am un consensus autour de lui maanaam képp koo xamante ne lors des locales taxawaloon nga liste parallèle comme man mii comme keneen ak keneen fexe na ba bépp liste parallèle maanaam amul benn wala ñaar bépp liste parallèle tey taxaw nga ànd ak le ministre Abdoulaye Diouf Sarr en tant que coordonnateur pour li nga xamante ne moom la ñu dëgmal ñu am ci ndam lu kawe. li ko waral nag mooy dafa jël tànkam jël dàllam sol ko dem fekk ci doomi aadama yi xam ne nag mission bi ko président dénk dafa di loo xamante ne lu am solo la ndax nag législative yi ñu jëm maanaam li ñuy wax assemblée nationale dafa nekk lu am solo ci nguur nekk lu am solo ci dëkk ndax nag la majorité des lois yi nga xamante ne ñooy doxal politique de gouvernement ci biir assemblée nationale lañ koy voté ñu xam nag li fi nekk on a en face opposition boo xamante ne ñoom yàq rek moo leen tax a jóg te ñu xam ne gis nga nguur yàlla sax moo ko waxal boppam kuy xeex nguur rek da ngaa baaxut kon ñun dañoo gëm ne tey ñooñ nga xamante ne dañoo taxaw di sànni ay xeer di wax lu leen neex ñun suñu njiit jàngaluñ loolu li ñu jàngal mooy politique de débat un débat d'idées wane li nga xamante ne président Macky Sall def na ko fi muy lu mucc ayib loo xamante ne bët daf ci ne dàng nopp yi dégg ko ndax tey ñun jigéen laay wax li gën a néew ci li nga xamante ne moom defal nañu ko mooy tey voté nañ ne le viol a été criminalisé te yàgg na
bu ñu siifee doomu aadama bu jigéen ndeysaan da ngay rus sax am foo ko waxi jee waaye tey loolu président xeexal nañu ko ba tey am nañ fu ñuy dem ba di ko xeexee te boo ko defee nag dañ lay daal di teg ay daan ak yu bëri yoo xamante ne ci wàllum jàng loo xamante ne ci wàllum santé loo xamante ne ci wàllu àq ak yelleef lépp dafa di ay yëf yoo xamante ne président fexe na ba assemblée voté loi yooyu léegi nag li may ñaan sama mbokku jigéen ñi di ko ñaan sama mbokku jeeg ji laay wax di ko ñaan samay ñi nga xam ne ñoo ma féete suuf muy jeunes yi di ko ñaan suñu waajur yi mooy ñu ànd fii ci Yoff ak ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr ak kull koo xamante ne moom la àndal doomu leader Mamadou Gueye ñuy ñaan incha allahu rabbi ñu jàppale ko àndandoo liggéey wax ak doomu aadama yi luy dugg seen i biiri nopp des seen i xol ba ñu xam ne président Macky Sall kat moo yor yëf yi et c'est le candidat de Benno votons la liste Benno pour une majorité écrasante à l'Assemblée nationale incha allah rabbi. dina nag appel bi nga xam ne ñu ngi koy commencé ci le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom mooy suñu candidat fii ci Yoff di woo jeunesse bi yëpp di wax ne monsieur le ministre képp ku ñëw wuyu si ko rek wuyu si nga gor nit ku baax nit ku dëggu nit ku fonk sportif yi mbër mu làmb bu xewle mu ngi lay jàppale footballeur basket handball lépp boo xoolee tey terrain basket yi mu def fii xool terrain football bii nga xam ne léegi ñu ubbi ko kon ministre bi jar naa jàppale ku xool Yoff démb xool tey Yoff xam ne Yoff changé na te lu ko changé mooy Abdoulaye Diouf Sarr nekk nit ki nga xam ne nit ku gore ku gaaw ci xarum tabaski yi ku mën social kuy jàppale jeunesse bi kuy jàppale mag ñi kuy jàppale ndaw ñi ndax fii ku fi mës a feebar ku ne moo lay jël yóbbu l'hôpital jël la prise en charge ci mairie bi kon loolu lu am importance la man nag maa ngi woo mbokk Sénégal di woo mbokk Yoff sama mbokk lébu ndax ku xam Biram ñi nga Fama Diop mooy sama maam te sama yaay lébu la ma nekk cubbalo teg si nekk Halpulaar nekk lébu si baay nekk lébu ci ndey bokk Yoff nag Yoff yaatal ma loolu ma ñëw fi ñu yaatal ma ubbil ma porte yi bëgg ma yéene ma jàmm Abdoulaye Diouf Sarr la ministre bëgg ma fonk ma yëg ma kon ñu ngi woo Sénégal gépp di woo Yoff yëpp di woo Ouest Foire Nord Foire ñëpp ñu ngi leen woo ñu ñëw jàppale sunu frère sunu xarit sunu mbokk sunu lépp mi Abdoulaye Diouf Sarr pour mu gagner vite fait ñu gagné ñu jëm jox ko le président de la République ndax président de la République am na ci moom yaakaar wóolu ko moo tax mu jiital ko fii tey kon ñu ngi remercier le président Macky Sall bi nga xam ne qualité bi mu am ci moom ba léegi dañul kon ñu ngi koy gërëm sax te ñun xam ne képp ku ñu xam ne APR président Macky Sall na ñuy jàppale kon Abdoulaye Diouf Sarr moom nañuy jàppale kon ñu ngi gërëm Sénégal di woo nag sportif yeeg ñëpp ndax kenn ku si ne am na tàkkusaan bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr mos na la see taxaw kon boog nit ku ne bésam la am te kenn du ko xeebal bésam te ministre la Abdoulaye Diouf Sarr bésam la am kon ñu ngi woo Sénégal gépp ñu jàppale ko wasalaam. merci. di wax ne ñu ngi fii ci Yoff Layène ci ubbiteelu campagne bi accompagné Abdoulaye Diouf Sarr ak leaderu Benno Bokk Yaakaar ci suñu sëriñ Mamadou Lamine Laye pour sàkku si ñaan ak ouverture campagne di wax ne Abdoulaye Diouf Sarr di doomu Yoff nekk 4e position sur liste nationale bi. di sàkku jàppale waa Yoff gépp surtout waa Layène ak comité électoral Layène ak Pape Mamadou Sylla ñu ngi ci ginnaaw accompagner ko bu baax a baax pour suñu borom may ko ndam au soir du 31 juillet 2022 Abdoulaye Diouf Sarr am ndam lu rëy ci Yoff am ndam lu rëy ci Dakar jaa ngeen jëf. jóg rek ànd ak suñu doom suñu xarit suñu mag. suñu tonton suñu jëkkëru bàjjan ndaxte Abdoulaye Diouf Sarr ñun buñ ko jàppalee dañ ko war a jàppale buñ ko jàppalewul dañ ko war a jàppale surtout nag man maag Abdoulaye Diouf Sarr booba Mouhamed xale bu ndaw la doomam ju ñu naan Mouhamed xale bu ndaw la muy ñëw fii ci Layène di ñu wax ay projet yi mu nekkee ñu ànd seeg moom di sàkku nag di ñaan yàlla jaam yàlla yi na ñëpp jógaat taxaw takkuwaat seen ndigg jàppalewaat seen doom ndax lim fi def nag kenn defagu ko fi dëgg yàlla macha allah génnee na xale yu góor yi ci kambis yi génnee na jigéen ñi ci toogaay yi jigéen ñëpp a ngi doon liggéey ñëpp si sentir seen bopp bi mu si nekkee dañ koy ñaanal yàlla rek ndam li muy wut yàlla nag ko yàlla may ci barke Baye Laay war may maam Seydi. déedéet bu amee ndam ñun ñoo am ndam Yoff gépp am ndam lébu yëpp ñoo am ndam kon yàlla na ko yàlla may ndam ñun nag ay bàjjanu gox lañ moom lañ fi représenté ni ñun. ku ñu àndal ak ku ñu àndalu kenn du ko xam suñu biir xol lañ koy fas parce que ku ñëw rek ku ñu oore dañ lay uyu bàjjanu gox loolu la présenté defar rek yal nañu yàlla defal jàmm ñun ñooy bàjjanu gox Layène waaw. di ñaan
di ñaax la population surtout la jeunesse de Yoff que ni leen nit ñi fi ñu toll il faut que ñuy waxante dëgg mooy lan fi ñu toll actuellement dans ce pays mooy que Benno Bokk Yaakaar c'est la seule coalition boo xam ne ni parmi les 8 listes yi nga xam ne dañuy compétir ñoom ñoo fi am une offre programmatique boo xam ne nii sénégalais gis nañ ci seen bopp tey jii amul benn liste booy jël fii ci Ndakaaru wala fii ci Sénégal boo xam ne nii am na une offre amul lan la ñuy def dénigrement ñun nag nekkuñu ci loolu yéen waa Yoff dañ leen di ñaan di leen ñaax ngeen xam ni que seen doom Abdoulaye Diouf Sarr moo nekk 4e sur la liste nationale nit nag amul lu dul mbokkam tey jii mënuma dëkk Yoff Abdoulaye Diouf Sarr nekk 4e sur la liste nationale ak li mu def Yoff ba gagné jafee mu gagné yomb mu war a perte loolu waa Yoff dañ ko war a bañ Abdoulaye Diouf Sarr wàccoon ak Yoff Abdoulaye Diouf Sarr tey jii Yoff bu amee quai de pêche Yoff bu ñu fi indee par exemple autopont bi nga xam ne ni moo nekk en face mairie bi place Mamadou Diop gis nañ stade municipal bi gazon synthétique bi pendant des années man nitu nawetaan la voirie les pavages les routes secondaires l'électrification yooyu yëpp Abdoulaye Diouf Sarr da koo def mu am impact ci population bi ci gën a garaaw mooy en terme d'emploi li nga xam ne ni dugal na ko au niveau de Yoff depuis qu'il est aux affaires donc yéen waa Yoff li ñu leen di ñaan mooy que bu leen def un mauvais choix le bon choix pour les populations de Yoff c'est voter au soir du 31 juillet la liste Benno Bokk Yaakaar pour mën a dooleel seen doom Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi leen di sant leen gërëm. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñuy wax nag ci affaire yi campagne bi juddu nii muy mbirum Abdoulaye Diouf Sarr ak Yoff waa Yoff xam naa war nañu yeewu fi ñu nekk nii lii mag ñiy wax naan koy nelaw da nga yeewu fi mu nekk nag yeewu dafa jot gannaaw bu mooy 4e personne bu ñu nommé ci liste député yi yaakaar naa ni Yoff war nañuy jokk bu amulee dara Yoff du am dara ci Ndakaaru te bu amul dara ci Yoff lépp lu mu bëgg ci assemblée du ko am yéen a ko mën a jàppale mooy seen doom moom dong ngeen am ci gouvernement bi nit ki nag bu amee benn bàjjen bu muy okkatoo daf koy téye mu dëgër jàppale leen Ablaye Diouf ngir yàlla ak yonanta ba du lu ñuy saraxu sax lu jaadu la Yoff nañu jàppale Ablaye Diouf ñoo ko war a jàppale parce que lu mu am Yoff la koy indi yóbbu ko beneen capital yóbbu ko beneen réew yóbbu ko beneen quartier Yoff la koy indi comme village de Yoff nag fi la juddoo fi la yaroo fi la màgge mu am fi li mu fi am xam ne kenn amu ko fi ngeen war koy defal li ñu defalul kenn kenn deful danga koy njukkale loo defalul kenn nañ leen ko jàppale position bu baax na bu yàq ko Yoff ko yàq doon nañu jooy de waaye bu ñu sàggane ba mu yàqal yi di ngeen bëgg génn seen i nekk doo leen génn wasalaam ngeen baal maax damay jëkk nuyu waa Yoff di wax ne ñu ngi ci ñeenteelu fanu campagne bi muy donc campagne bu am solo pour ñun parce que dañu war a tànn député yi war a teewal Sénégal ci pencu réew ma te Yoff nag war fa am ku leen teewal moo tax élection yi élection gënu ko am importance parce que waruñu tànn ay député Sénégal te Yoff du fa am député am moo tax tey ministre Aliou Ndoye ñëw seet suñu ñu koy dugal ci dëkk bi mais li may wax waa Yoff rek mooy collectivité locale yi mooy communes yi li ñuy bëri yëpp 165 députés rek la ñuy tànn ci réew mi bon nag bu fekkee ne 165 communes am na 300 communes yoo xam duñu am te Yoff warul bokk ci communes yi dul am te tey Benno Bokk Yaakaar rek moo présenté ab waa Yoff muy man yeneen communes yi présenté wuñu ay waa Yoff bu ñu ñëwee di laaj carte Yoff dafa mel ni dañ sant waa Yoff ñu voté beneen commune loolu yaakaar naa ne waa Yoff duñ ko nangu may def un appel à la jeunesse jeunes yi nañu génne voté parce que fii élection wu Yoff la d'ailleurs leader politique yëpp ànd nañ parce que intérêt Yoff moo nekk en jeu may rafetlu vraiment liggéey bi di demander effectivement à ce que élection yi ñu bañ ko négliger nañu génn massivement dem voté parce que vote bi dafa am solo Yoff mën a teew am un représentant à l'Assemblée nationale